leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran. adina boo doon xarit bàyyi naa la boo dee mbokk mbaa doo bi ndey man adina bàyyi naa la adina adina ci adina adina boo doon xarit bàyyi naa la boo dee mbokk mbaa doo bi ndey man adina bàyyi naa la adina adina ci adina adina boo doon xarit bàyyi naa la boo dee mbokk mbaa doo bi ndey man adina bàyyi naa la adina adina ci adina salaamaaleykum mbokku internetu Mak TV Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ñu ngi fi nga xamante ne mooy Kër Cheikh xale bu góor bi nga xam ne ñàkk na bakkanam ci li nga xamante ne mooy mbëkk mi mooy ci li nga xamante mooy gaalu clandestin yooyu noonu mais ñu ngi toog ak fameem yi nga xamante ne tey ñooy ay magam yu jigéen pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mbiru gaalu clandestin yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. laaj tur bi nan la. man Ndeye Khady Diagne laa tudd. lan nga ci ki nga xamante ne mooy Cheikh. Cheikh man yaayam la ci yaay laa ci moom man magam bu jigéen mooy sëy suñu biir kër ma jabal magam yaayam laa magam laa. tey ngeen xëy dégg seen doom ki nga xamante ne mooy Cheikh dee na ci li nga xamante mooy mbirum gaal yi moom tey loolu lu mu leen def. métti rek ndax métti rek moo ñu jàpp métti rek la ñuy dundee fi mu ne ndax Cheikh mi dem ci gaal yi moos bàyyi fi jabaram bàyyi fi doomam xam nga ni ñàkk pexe tax mu dem ci gaal yi ndax toog na fii xëy na li mu bëgg mënu ko am moo tax mu dugg ci gaal yi dem di uti lu mu am ba yàlla moom ko fi nii. ndax lu metti la di mu dund nii metti na te xale yi lii bëri na waa Yaraax du moom rek am na keneen suñu beneen doomu mag bu fi faatu ñu ngi nii jotaguñ ci moom tamit ñëpp fii lañ dëkk doomu Yaraax lañ xale yi sonn nañ ñu ngi daw di dugg ci géej gi gën a luñu bu ñuy dem duñu tàggu duñu xam sax ñu ngi dem dañuy jékki rek daw dugg ci géej gi ndax bëgg a tekki bëgg ni dañuy defar seeni waajur ndax kenn mënul gis xëy gis sa waajur bu toog lekkul naanu amul dara ci lu mu jàpp xale yi amuñu liggéey amuñu dara lijjanti luñ leen visa lijjanti luñ leen dara koo ci may visa di yaayam lijjanti paas jox ko mu dem mais visa buñ leen ko mayoon kon duñu tara dem ci géej gi bu ñu amoon usine bu ñu liggéey duñu tara dem ci géej gi gaal yi lañu am dem ci géej gi di nappi gëti teer tey nga am suba doo am moo fi am ñun moom la ñuy dundee ndax ñun waa boori géej lañu dangay dem gëti si géej gi ñëw indi boo demee géej gi kaaya doo am loo lekk bu yàggee dangay maar dangay dem uti leneen ci lu foofu lañ toll ñun looloo waral xale bi jóge fii bàyyi fi ndeyam bàyyi fi baayam bàyyi fi ñëpp dugg ci géej gi ba liy fekk ci ñun nag au secours la ñuy wët ndax dañoo sonn population yii de Hann Bel-Air ak de fépp Yaraax ak Ndar ak Caaro yi ñëpp Pikine fépp yaay gis koo xamante ne deroo si géej gi sax dangay daw dugg ci biir géej gi nga uti loo am kon dëkk bi metti na kon nag nañ ñu lijjanti waa dëkk bi waa ki ñu yor dëkk bi nañ gestu waa dëkk bi loolooy wax ji ci foofu lañ toll ñun. seen diggante ki nga xamante ne mooy xale bu góor boobu Cheikh nu nekkoon ak yéen ak nu mu doon dundi ak yéen. day liggéey day doon ñëw suñu kër di ànd ak xale yi dafay dem di liggéeyi di dem mécanicien la doon def lu mu fottaat lu ñëw indi jox jabaram jox yaayam xam nga loolu dundit mu ngi ci doon génnee boppam daal mais xëñ na loolu tamit bëggoon na yaayam weesu fii moo tax xëñ na mu dugg ci gaal yi ba li fekk ko ci mais xam nga ni ku fekkoon bu xalaatoon bu demee daf fay des du dem. day toog fii liggéey damu daan def ba yàlla ñëw ak ay mbiram mais xëy na mbiru yàlla la tamit moo ñëw mu dem ci géej gi yàlla moom ko ci. ama mu dem ci géej gi yenn souvenirs ngeen ñaar ngeen mën a fàttaliku ci moom ak yoo xamante ne ci ay kàddu échangé woon koy seen diggante yéen ñaar. moom dafa doon ñëw ca kër ga di waxtaan ak xale yu góor yi xam nga xale yu góor yi seen i waxtaan moom ñun duñ ca dugg mais dina fa toog dina waxtaan dina kaf dina ree wax dëgg yàlla man mënoo ko ràññee bu baax sax si biir xale yi ndax dafa yaru tellement que amul duggul génnul daal pour nga xool ko ci xale yi ba gis nga moo day jafe daal ndax moom liggéeyam la xamoon dem ñëw
waaw loolu rek la xam. léegi xale yu góor yi nga xamante ne actuellement ñu ngi si ñoom bàyyeeguñu ñu ngi si préparation pour delluwaat dem ci li nga xamante ne tey mooy ci gaal clandestin yi lan nga leen di wax. ñu toog nañ toog rek fi mu nekk nii fi mu ne nii toog rek mooy solution bi ñun fi mu nekk ñun yaay yi tëdd nelawuñu tooguñu astandikoonu fi mu ne ku ci xëy yaa ngi wër sa doom fu mu nekk suba ba ngoon jot di xool mbaa duggul ci gaal yi parce que tamit ñun tamit dañoo tiit de ñun population bi dañoo tiit bay bëgg a dee ndax xale yi ñi ngi dem di ñëw ñi ngi des ci géej gi te amuñu pexe ñun bu ñu amoon pexe suñu njaboot dañ koy def ba kenn dootul jóge fii di dem mais nag amuñu ku ñu jàppale au secours la ñuy woote gouvernement bi ñëpp nañu ñëw jàpp ci lii dimbale xale yi ndax ñu mën a génn situation bi foofu lañ toll ñun. ñu lay jaajëfal bu baax. jërëjëf. xamante ne moo jëm ci mbiru mu gaalu clandestin yooyu mooy li xale yi tuddee mooy mbëkk mi gis nañ ne jamono ji xew na si li nga xamante ne mooy réew mi di Sénégal xale yi bari ñu ngi siy ñàkk seen bakkan ba tey ñu ngi si benn dëj boo xamante ne tey kenn la woon si xale yi ku tuddoon Cheikh demoon si li nga xamante ne tey mooy gaalu clandestin yooyu ba mu yàlla dogal mu daal si ñàkk bakkanam mais ñu ngi toog ak nit ñoo xamante ne tey dem nañ ci bokk nañ ci li nga xamante mooy si gaal yooyu noonu demoon nañ ci ak ñoo xamante ne ay frère nañ def ay yenn témoignage ci moom maa ngi lay nuyu kilifa gi. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. loolu laaj tur bi nan la. tur bi Baye Diagne la. waaw. Baye Diagne ginnaaw bañ la nuyoo ci li nga xamante ne tey ñu waxtaan ci mbirum gaalu clandestin yi ngeen di dégg muy xew fii nga xamante ne mooy Yaraax xale yi ñu gis ñu ciy dem ci génn àdduna lu baree bari ba kenn koo xamante ne seen njëgënaale la woon seen xarit la woon muy Cheikh mu ñàkk ci bakkanam tey en tant que yow noo gisee loolu. waaw bu ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar bu baax a baax di leen wax ne rek ñu ngi masawu coono tamit ci li nga xamante ne moo xew fii suñu koñ muy ndaw la nga xamante ne doon na uti ji suñu borom def na mu amaana mu yem ci géej gi ñu ñaan yàlla na ko yàlla jéggal ci barke Yonent bi yàlla ndajeeg malaaka yërmande waaw affaire yi moom yaakaar naa ni li ko waral ñëpp xam nañ ko muy bëgg a teral yaay teral baay yaakaar naa ndaw bu jógee rek di uti yaakaar naa pour teral ay waajuram moo ko tax a jóg ak defar fondement famille yaakaar naa ne tey clandestin bu amee ci réew mi ba tey nii mu mel ko ci sa parce que Sénégal moo metti Sénégal toll na fa nga xamante ne tey ji nga xamante ne kenn mënul analyser méttiwaay bi tey gisuñu ndaw yi bëgg nañu liggéey amuñu lu ñu liggéey ndaw yi bëgg nañu faj seen soxla mënuñu faj seen soxla mu waral tey ñu génn dem bitim réew di uti uti nag dafa ëmb ñaar soo demee sunu borom mën naa def réussir am soo demee tamit yàlla mën naa def bañ a réussir am waaw loolu moom xam nañ ne mooy tax ñu bokk nañ ci li tax ñu dem di uti ji. yow noo jàngatee li nga xamante ne mooy mbiru mu dem ci li nga xamante ne mooy gaal yi parce que dafa mel ne yow mii bokk nga ci nga xamante ne ñu demoon. waaw demoon naa ci gaal yi clandestin mu nekk affaire bu doy waar demoon naa ci gaal yi ñun yàlla dogal na sax yàlla dafa def li gën ne ko mujj ñu àgg ci gaal yi ndax bi ñu demee ba fële policiers yi dañu fa xaw a fekk dàq ñu xaw a tasaaroo loolu yëpp tamit mu nekk la nga xamante ne affaire yu doy waar la mbirum clandestin mu nekk mbir mu yéemi la nga xamante ne boo ci duggul mënoo kaa xam ñun bi ñu demee xaw nañu jàngal tuuti àdduna que ne boo wanee ginnaaw say waajur bara dem ci beneen étape yaa ngi dund lu metti loolu gis nañ ko ci waaw gis nañ ne daal clandestin yombul. mais est-ce que jarul ko ñu changer méthode bi nga xamante ne ñu ngi koy defee ñu arrêté li nga xamante ne mooy dem bi parce que toujours dinañ conséquences yi nga xam ne mu ngi ciy fekk ndaw ñi loolu tamit est-ce que du risque. waaw jamono ji laaj nañu ndaw ñu dalaat tuuti parce que dem nañ ba moment bi neexoon na mais dem na comme ba mu ngi bëgg a naqari dafay laaj ñu def mixité pour ci li affaire bi. beneen bi tamit mooy ni ñu ko daan defee chaque année rek période bii day neex période bii mu naqari sunu borom dogal na ne période bii ñu nekkatu période bi neex bi bu lu neex li jàll na moment bii toll nañ ci moment phase de dëkk bi mi ngi ngelaw instant bi ñu toll nii géej gi naqari na lool may wax ne sama mbokk bépp xale ba nga xamante ne yaa ngi woon ci affaire yi man maa ngi lay ñaan nga tegaat ko ci suuf parce que jamono neexatul bu jamono neexoon na ñëpp dem man mii dama doon wax naan balaa may bàyyi dem gi foo ma àgg biir Espagne mais teggi naa sama tànk tey daw naa tuuti ndax li tax ma daw mooy que ni capitaine gaal yi ñu ngi nax léegi parce que capitaine gaal yi tellement que nax bi ñu ñuy nax bokk na si ba dañuy yóbbu ba Ndar indi gaal yi foofu naan laan dañoo réer te réeruñu encaissé xaalisu gaa yi wàññi gaa yi tey macha allah suñu koñ bii li suñu borom def ne xale yi fi takk jëm yëpp bu ñu àggoon yaakaar naa ne koñ bii du amuti góor wala bu amee góor mag ñi lay nekk waaw maa ngi lay wax loolu ay xale yu bari quitté nañ fi pour dem incha allah waaw ñenn ñi nag am ñu ñibbisi bokk naa ci man benn booy bu ma dendal kee sama morom la ñu àndoon ci gaal gi
moom tamit ci ñun ñu àndoon ñibbisi fii waaw may gaal yi métti na lool waaw métti na lool daal en tout cas métti na lool ñu jël nañ ci ay conséquences yu métti biñ ñëwee tawoon nañ ci dem naa sax ba bu njëkk biñ may dàqe ji ci policiers yi maa ngi am benn boy ma àndal ma koy tooñ nankaan Seexu est-ce que doo ma boot ndax instant boobu sama tànk yi mënatu ko ma ne ko Seexu est-ce que doo ma boot nga dimbali ma te yàlla rek tax ndax moment boobu affaire yi métti woon na lool waaw métti woon na mais nag beneen bi mooy dañuy wax suñu njiitu réew yi ñu dimbali ñu ngir yàlla war a suuli gis nga nit boo demee ba say doomu dëkk di bàyyi sa dëkk di dem feneen war nga xoolaat sa bopp bu dee yow président bi ngay wax ne moom moo taxoon ngay voté la war nga xoolaat sa bopp ndax li ñuy wuti bitim réew amaana moo na am gaal seen mais li tax mënu am gaal seen mooy que ne njiitu ñu am dañoo jël seen responsabilité dañoo bëgg ñun ñëpp ñu ngemb ci ginnaaw tubaab bi loolu dafa war a jeex loolu séwante ñun ay der yu ñuul lañu dañu war a ñëw fii si dëkk bi ñu wax ak gars yi Macky Sall mu dimbali ay doomu réewam tey li ñu ñàkk ci géej gi ci ay ndaw kenn xamul lu mu toll Macky Sall loolu defetam la président Macky Sall loolu defetam la ndaw yi dee ci géej gi defetam la suñu mënee bàyyi suñu réew dem ci beneen réew yaakaar naa ne président am na defet ci sama yaakaar bu gàtt. mais ñu xool est-ce que li nga xamante ne mooy tey 300000 bi ngay dajalee wala 500000 bi ngay demee si gaal wala 250000 bi ngay demee si gaal loolu est-ce que boo ko jëloon investir ko ci leen tamit du la jural leneen. waaw loolu tamit lu am solo la 300000 yi 400000 yi boo ko jëloon investir ko ci leneen mën naa jur leneen mais day fekk ne dañu nekk réew ma nga xamante ne boo fi investir boo moytuwul tuuti da ngay suux parce que ñi la war a teg loxo pour nga dem bokk na ci ñi lay suuxal. waaw réew mi ñu nekk dafa méttee investir borom doole dëgg moo ko fi mën mais du borom 300000 du borom 400000 parce que 300000 bu ma la waxee ne la man mi ngi gis ni amoon naa as marque bu ma ibbi woon naan damay jéem a investir sama dëkk pour entreprise mais mënul nekk malheureusement mënul nekk parce que réew mi ñu nekk moo doy waar. waaw bu neexoon amaana mën nañu def yooyu yëpp mais réew mi moo doy waar. amul koom-koom macha allah dëkk bi daal métti na trop beneen bi mooy maa ngi wax ne sama gars yi am rek ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ci ndaw demoon ci dëkk fii si koñ bi demoon ak clandestin gars yi yoonu ndaw du jeex te yoonu ndaw tamit des na lu bari may wax ne rek gars yi ñu defaat ñun ñëpp anière ñëwaat fi ñu dëkk jéem toog liggéeyaat xoolaat suñu avenir après li si des bari na clandestin du jeex yaakaar naa dafa judduwaat rek juddu woon na 2006 dafa judduwaat tey yoon bi leeroon na dafa gën a leeraat beneen mooy dañuy wax ne rek gars yi du jeex nañu ñëw ñu toog ba déwén incha allah ñu takkaat demaat. kon déwén am nga intention pour takkaat déwén dem. non man moom ci kàttanu suñu borom bu fekkee maa ngi Sénégal nii ma toogee nii situation bi poussé wul bokk naa ci ndaw mi taxaw déwén pour première gaale dama ciy bokk ci kàttanu yàlla. parce que bitim réew boo fa demee tey li nga bëgg dina néew ma du sotti 100% mais dina wàññi dina defar lu bari man taxaw naa ak sama morom bépp nañu arrêté pour ren mais déwén dañuy duggaanaa bu situation bi leerul. comme ni gars yi di deewee nii si ndox mi amul seen tiitaange quoi di kiw leen sax quoi. non man moom yàlla xam ne nii gëwuma ne comme dee bi nii def na ma dara ci affaire yi dee bi defuma dara xam nga lu ma jàpp dama jàpp ne kullu nafsin zaa'iqatul mawti daf may fàttali tamit bayit ba sama maam Seydi Hadji Malick waxoon ne araaka nasiital mawta wal mawta mawridun foo mën a nekk ci àddina foo mënti nekk ci kaw suuf sa dee bu dee da nga ko war a jëli da ngay dox paa dem jëli ko fa foo mën a nekk da ngay dem jëli sa dee bi taxul ñu bàyyi déedéet du ñu bàyyi dañuy làmb suñu loxo rek buñ dajee ñu xam ne noonu la buñ dajul ñu xam ne du noonu ndax jaam bi sabab la am li si des yàlla moo koy mottali waaw yaakaar naa si loolu laa amoon ci question yi mooy la. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw kàddu yi am na solo trop waaw di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ñi nga xam ne ñooy ñàkk seen bakkan ci mbirum clandestin yàlla na yàlla xare àjjana xam nga yàlla defal ñu jàmm ci réew mi defal ñu tawfeex bu baax a baax di ñaanal ñëpp jërë ngeen jëf merci beaucoup. bi nga ñëwee ba Ndar nan nga gisee taxawaay waa Ndar. waa Ndar moom amuñu seen fay. parce que bi ñu ñëwee ñoom sax ñoo ñu gàttandu ci biir ndox mi. ñoo ñu gàttandu ci biir ndox ñi nga xamante ne sonn na ñoom ñoo leen jàpp suqali leen yëkkati leen yóbbu leen ca hôpital yi. yow avant ngay dem ci wàllum clandestin bi. am na ay blessé wala amul blessé. waaw am na ay blessé am na ay blessé. waaye boobu ñun ñëpp ñu bopp ndax lañ tal boobu ñun ñëpp dañoo sonn. kenn ku nekk sa bopp nga tal. waaw kenn ku nekk sa bopp nga tal ndax ku tëmb ajuma jële passé ba ajuma ji nii nga di ko wër. une semaine la bëgg nga di ko daw
di ko tooy chaque jour yaa ngi ci tooy ba noonu lañ dellu si waatee dañuy tooy. jërëjëf. waaw dafa am ay xale yu teeroon fan yee Espagne mais biñ leen laajee ñoom nu ni Sénégal dafa jaay géej ak ko jaay Chinois yi loolu noonu yow noo ko gisee comme en tant que acteur de la pêche yow nga nekk mool. waaw loolu moom parce que mën naa ne sax dëgg la ndax ñun jamono yi ñuy waaj tabaski. man yóbbul nañ ma lu tolloog 300 mbaal bateau yi. 300 mbaal mooy 300 filets. waaw. Jifir foofu. Jifir lañ ko yóbbu ci 27 kilomètres. si 27 kilomètres si Jifir. waaw. xoolal loolu 300 mbaal parce que ñaari armée lépp lañ yóbbu. dëgg la kañ. noonu laa mujjee obligé jëndaat ay mbaal néew ay mbaal moo tax manuma liggéey ci laa obligé na xaaral ma jaay gaal bi. waaw dafa am benn xibaar bu nu jot maanaam si ñi nekkoon si dispensaire bi nu dafa am ku si décédé loolu yëg nga ko wala yëguloo ko. sànq de laa koy door a yëg nii. bi nga wàccee si kaw si nga koy soog a yëg. waaw ma wàccee nii laa koy door a yëg. mais daal yëguloo ko woon si gaal gi sentiruloo ko woon si gaal gi. déedéet yëgu ma ko sentiruma ko woon ci. ndax gaal gi moo bëri woon nit. waaw gaal gi bëri woon nit. jërëjëf jërëjëf. waaw. booy yi nga xamante ne moom la état bi subventionné woon pour jën bi mën a dellu si mu bii mooy première partie bi mu des deuxième partie bi léegi nag dañ leen di bàyyi ngeen xool géej gi xool bateau yaa ngi nii soriwuñu bateau yaa ngi nii dañuy bàyyi suñu mbokk yi nga xam ne ñooñu gën a xarañ ci mbir mi ñoom ñu wax ñu ci li nga xamante ne moom lañ xam. sama waa ji na nga def. ça va sant alhamdulilah ak sant bi. Ousmane Niang. Ousmane loo xam ci bateau yi. bateau yi bateau yi de presque boo xoolee fii sax laa njëkkee bateau yi nga xam ni ñoom ñooy nappaloo gaal yi yoos bi di leen ko jox pour ñu dem si biir di jàpp ton yi parce que boo xoolee yoos bi ñuy napp ñoom yoos bu sew bi la yoos boobu moom la jëni mag yi juddoo fii war a lekk léegi nag jëni mag yi juddoo fii buñ gisatul yoos bi ñoom dañuy dem beneen zone léegi nag yoos boobu ñoom bateau yi di napp ton yi moom la ñuy mbaaloo gaal yi léegi bu ñu ko mbaalee ñu jox leen ko yoos bi nag bu jeexee léegi jëni mag yi nekk fii bu ñu ko gisul dañuy dem beneen zone moo tax ne fii yëpp amatul jën léegi ñun man maa ngi koy ràññee ma nekkee xale da fii nga daan yem mbaal boo tëmbee 8 heures ba lay 10 heures nga teer te doo daw lu mat 10 000 essence mais léegi dañoo xool gaal ku ci nekk parce que Yara y a plus de 100 gaal yi nga xamante ni ay fil à tourner rek laa wax te gaal gu nekk day def les 20 gaal yu ci nekk dina def 100 mool waxuma nag yeneen gaal yu ndaw yi dina def ay 30 yii 20 léegi boo xoolee chaque jour nga dem sol 400 000 essence nga dem ba biir géej ñëwaat kaaya amoo dara nga demaat ñëwaat kaaya amoo dara presque ça fait 1 million nga am ko bor war ko fay léegi yow da ngay gaare léegi gaal yëpp amatul benn gaal ba nga xamante ni ñemeete na dem biir géej jëli ji jën parce que jën wa léegi génn na zone Sénégal gi yëpp léegi boo xoolee gaal dañuy dem ba Gambie di mbaal am na gaal yante ne léegi filaatu ne yaway bi dañ koy maare da ngay sol say glace dem mbaali ji ko Gambie ñëw indi ko fii te xam nga ni loolu bu demee ba am boo amul doole tamit da ngay sonn. kon loolu nekkatul pêche du jour yabooy glacé kay moom avant ñun xamuñu ko woon. non xamuñu ko woon te mësul am. bateau yi nii loo ñu mën a wax ci bateau yi bateau yu gris yi ak yu ñuul yi. bateau yi boo xoolee ñoom ñu ay bateau diri lañ. bateau yi diri mooy lan. mooy bateau ya nga xamante ni presque seen mbaal yi bokkul ak mbaal filaatu yi parce que ñoom dañuy yàq ci xeer yi la ñuy topp diri jën bu ñu fekk dañ koy diri jël yóbbu te ñoom ci xeer rek la ñuy nappee te xeer fa la jën war a juddoo fa la war a soqee ko boo xoolee benn jën rek benn nen lu mu war a jur ci jën kenn xamul nu mu toll léegi nag fukki jën nekk ci xeer war a nen indi fi jën wu bëri léegi nag boo xoolee bato bi ñëw toj xeer yi parce que mu am na la nga xamante ni dafay toj xeer yi bu tojee xeer yi léegi dafay jàll mbaam dafay jàll jën fa fekk da koy yóbbu te bato yi boo xoolee benn bu nekk li muy yeb si jën boo xoolee gaal yi fi nekk yëpp si diggante Bargny Yaraax ba Mbuur li benn bato di yeb moom la gaal yëpp di yeb si benn jour. mais bato yi ñoom fu ñu jógee. bato yi man dégg naa ñi ni Russie yi lañ jógee. lii ay bateau russe la. waaw ay bateau russe la yii te xam nga ni lii nii jaaduwul bato bi boo xoolee benn bato bi rek bu nappee zone Sénégal benn jour ba génn xam nga ni fii jën dootu fi des léegi ñu def fi 52 bateau léegi ñun mool yi fa lañ jëm. parce que ñun tamit ñun ay xale lañ te am nañ doole léegi nag bu demee nii état bi nañ ñu xam ni nii bu dee dafa nar a continuer 52 bateau yi nii bis bu ñu duggee zone Sénégal nañ xam ni clandestin dina amaat. parce que ñun duñ fi toog war a yor suñu papa yeeg suñu yaay yi gis nga ñii ñëpp si géej gi lañ nekk plus ay at
amuñu dara ñun ñu ñëw juddu wala def benn révélation bu baax léegi ay nit bëgguñu ko yàqal jóge fële xaw ma ban dëkk amuñu sax licence ñii ay faux licence lañ yor léegi bato daal Sénégal daal lu waay neex def parce que boo xoolee sax si wàllu kii ci Covid 19 bi am na ay gaal yi fi jóge woon jóge biir géej nekk ay gaalu clandestin war a ñëw teer si Dakar te ñu toog léegi diggante Mbaaw Yaraax Caaroy ñoom ñoo mujjee population bi jóg bëgg ko xeex te loolu mënul nekk te marinu Dakar bi nekk fii ñu naan bato bi 3 jours ñi di taal ay pën ñi di taal fu nekk ku nekk di wax te ñu ni bato yi bu taxawee fii marine bi war na mën a zone Dakar bi yëpp war na ko mën a sécuriser 3 jours gaa gi kenn xamul fan la teer te bato yi nii moom bi si fi duggee moom clandestin dina amaat. kon daal pêcheurs yi mool yi bato yi ñoo leen metti. bato yi da parce que boo xoolee gaal gi daw na ay kilomètres gis nga gaal gi amul dara parce que boo xoolee kii nii tey plus de xoola boo xoolee boo compté mool yi ñaari gaal la yor benn gaal gi rek après ñu dem nga gisal sa bopp ñu compté mool yi kenn par kenn nga xool gaal gi ñaata mool la yëpp après léegi nag ñi nekk fii yëpp ñoom ay borom kër lañ daw na presque 400000 essence presque boo xoolee dina daw si ñaari gaal dina daw 400000 essence léegi moom amul dara dafa kaaya. te war a ñibbi noonu perte. te war a ñibbi noonu perte essence plus de 100 personnes nekk ci gaal gi ñoom ñëpp war a yóbbu seen kër te kenn mënu si yóbbu sa kër dara. lépp bato yi ñooy napp ni ñuy mbaale mooy diri bi jël nag romb rek sànni sa mbaal rek di diri. di diri parce que même boo xoolee ton yi ma lay wax gaal di napp parce que ñun ton yi fii mbaalaa bi dañ ko daan mbaal ci pere bi da nga daan daw ba jéggi sa ton terre nga ñëw for yóbbu sa kër léegi ton bi mënatul da ngay daw 30 kilomètres pour mën a gis ton boo mbaal. waaw kon ñu xaar gaal gi mu ñëwandi comme ça ñu jéem leen laaj xool ndegam dinañu jox ay réponse ci lii nii ndax bato yi bu ñu leen xoolee bëri nañ lool te bato yi xajuñu si géej. ami internet nag Mak TV dalee nag jàmm comme suñu reportage bi ñu tasanteeg benn gaal yi ay mool ñoo si nekk dañ demoon mbaal yi gis nañ leen li ñu am si jën gis nañ leen ni ñuy dundee ñu fas yéene dalal seen capitaine bi bàyyi ko mu présenté wu wax sëñ bi naka def. maa ngi fi sëñ bi. tur bi naka la. man Daouda Ngom. Daouda Ngom ñu gis naa yi mool yi génn di kaas nee nañ géej gi amatul jën bato yi ñëw nañ fii yàq géej gi yëpp loo ñu mën a wax ci loolu. ah bato yi de nii la si géej gi moom wax dëgg fa yàlla dafa yomb torop ñaata bato moo nekk si géej ay lépp ay 100 nangam bato nekk si géej gi di mbaal dem na benn instant mool yi balaa ñuy gis jën nañ dem ba ay tànk joal lu sole bu njëkkoon fi nga daan mbaalee jën buntu port wala ay gore nga daan mbaalee jën doo daw ay benn 60 wala 260 mbaal jën métti na trop ndax si bato yi instant yi ñu toll nii xam fan lañ jugee ne si ñaata kilomètres ñu ngi jugee 40 kilomètres foofu lañ gisee ay jën. ñaata ngeen di lakk ci essence pour dem ba foofu. li lakk si dina mën ay 5 bidon ay 6 bidon ay jamono ñaari bidon lañ daan lakk essence léegi ay 6 bidon lay lakk ay 7 bidon. léegi bu ngeen demee lakk ñaari yoon essence dem ñëw amoo leen jën dina métti ci yéen de. ah dina métti trop nguur gi wax dëgg fa yàlla waruñ mën a jàppale si taxawaay yi yu mel nii tamit quoi métti na trop wax dëgg fa yàlla métti na de. bato yi ñoom ni ñuy mbaalee ay machine ñoo leen defal lépp ñoom dañuy sànni seen baal di diri rek yéen gis nañu yéen ay pêche artisanale ngeen di def maanaam seen doole ngeen di utiliser te bu ngeen di dem fu sori ba nga utiliser seen doole loolu lu ngeen koy dundee tey. ah ñu ngi dundee comme nan tey jii dundee ko si jàpp si yàlla rek leen la moo mën a am si sénégalais asi moole nguur gi fekkee mën nañ jàpp ñu grève moom bu ñu ko defee wax dëgg fa yàlla lii moom war a mën a sotti waaye bu ñu grèveful wax dëgg fa yàlla lii du mës a sotti. loolu gis nañ sax keroog journée mondiale des océans mooy barki démb mool yi nee nañ nguur gi bu si jëlul ay matuwaay bato yi bu ñu bàyyi yàq bi ñuy yàq géej gi ñoom nañ jëlaat seen gaal yi dem Barça wala Barça. ah loolu moom fa lay mujjee rek instant bi dama toll beneen instant boo xam ne géej moom dëgg instant bi bu jamono ay jamono doxoon na waaye instant bi géej day arriéraat ndax bato yi nuñ bëree nii métti na trop nguur gi nag moo ñu war a mën a jàppale bu ñu jàppalul rek Sénégal instant bi day gën a métti suñu côté rek. ñu gis ni gaal bu nekk day am presque ay 60 personnes 80 personnes ñoom ñëpp ay liggéeykat lañ ay employés lañ est-ce que jotul tamit état gestu leen xam ni yéen da ngeen di liggéey ñi ñëpp dañuy ut lu ñu yóbbu seen kër. ah lii tey jii war na ko mën a yee tey jii comme mooy li nga def nii rek tey jii lii rek war na ko mën a yee wax dëgg fa yàlla ay 80 personnes ay 50 personnes boo jàppee 200 caisses doo naru instant bi ñu toll nii 200 caisses boo ko jàppee doo naru leneen mooy suñu arrangement 1000 caisses bu ñu ko jàppee tey jii foofu dañuy am xaalis dañuy naru bilaay wallaay 2 millions bu ñu ko jaayee instant bi ñu toll nii tey jii bu ñu jaayee 2 millions duñ naru 15000 bilaay wallaay kon tey jii nguur gi dañu war a mën a jàppale si li ñuy def nii ak liggéey bi ñuy liggéey nii ngir boto yi dafa métti suñu côté trop boto yi dégg naa ay 20 camions lay yab 20 camions loolu naayisul wax dëgg yàlla nguur dañu war a mën a jàppale métti na trop wax dëgg fa yàlla bilaay walaay.
ñoo ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf waay sama. waaw xam nga yii mooy bateau chinois yi bateau yi moom chinois moom ku ne xam na ni ku yàq géej moom ngay dimbali. parce que dañu xereñ gis nga suñu mool li ñuy wax ni yëpp chinois wa leen gën a xereñ ci géej façon mbaalin bu mën a doon chinois mooy dem ci géej léegi gis jën mu xool mbaal mi mu yor arrangé wu ko mu soppal ñi def beneen façon liggéey ko beneen façon liggéey boo xam ni jën woowu foog mu exploité ko parce que man mii di wax ak yow def naa navigation dem naa Gabon mais commandant chinois yi ak yu sénégalais yi wala africains yi bokkuñu sax ak chinois yi nu ñuy def jën chinois moom géej gu mu dugg da koy raxas wax dëgg yàlla bateau yi moom ku ko gis ku ne tey mool muy moolu kees geeg moolu gaalu gëti teer beeg ñëpp ku ko ci gis fi mu ne nii wa nga war tiit man mii di wax ak yow en 81 bi may nekk Joala bu ñu mosaan seet di napp nii ba bateau yi romb la di nga dawaat lu tollu 2 kilomètres nga doog a dégg ñamu jën parce que seen mbaal yi panneau yi muy àndal bu dalee ci xeer yi mu ngi mel ni menuisier métallique bi bu dóoree martu ci weñ noonu muy defee étincelle noonu la panneau yi def ci géej moo tax bateau yi moom sax la ñu gën a ragal ko bateau yaboy yi parce que yaboy jënu kaw ndox la mais bateau riche yi ñoo gën a bon parce que boo xoolee xeer yi ci la coof yi dëkk jareñ façon jën yëpp jënu xeer yëpp mais mbaal diri yi li tax mu bon mooy jënu suuf yëpp lay jàpp muy sompaat bi boo gisoon seen mbaal yi bu mu jàppee sompaat wala bër da nga naan déedéet. bu leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.